waaw lajj mën nañu wax ne lajj la parce que xam nga ñoom bi ñuy dem di doxi tànk jàmm foofu seen objectif moo nekkoon jubóole président IBK ak ñi koy contesté te imam Mahmoud di ko jiite ko ñu ñëw defal leen ay proposition su fekkee seen intention de départ bi leen taxoon jóg moo leen yóbbu mun nañu wax ne dañ lajj te lajj bu doy waar la sax parce que situation bu xaw a inédite la ci li ñu nemee ko Mali. léegi nag tey am na benn sommet extraordinaire bu CEDEAO est-ce que mën nañu koo jàppee xëy na rencontre de la dernière chance pour régler crise sociopolitique bi ci Mali. xam nga balaa chef d'État yi daal di ñëw ñoom yónni woon nañ fa président commission wu CEDEAO ci boppam am na ay tànk yu jàmm yu fa doxoon. mais taxul imam bi ak ay ñooñam daal di dellu ginnaaw président yi daal di dem yóbbaale juróom-benn président bokk ci kenn ci ku ëpp doole ci Afrique de l'Ouest muy Buhari il faut ñu déglu imam bi moom bi mu génnee ci rencontre ak ñoom yi kaddu yu mu rotal mu nekk kaddu yu diis yoo xam ne dafa xaw a doy waar bu ñuy wax ne man daal di dee faatu xare bii may xare moo ma gënal di daal di nekk traître ci samay ñoñ loolu wax ju diis la lan moo ko wundu est-ce que imam bi ci boppam balaa muy dem di leen rencontrer nit ñi ñu mu nekkal yebuñu ko c'est-à-dire toog ak moom ne ko yaa ngi dem di gisee ay kilifa africain waaye lépp loo fi waxtaan ak ñoom te nga signé ko te nekkul ñun lu ñu tënkoon fii bu boobaa dinañ dal sa kaw wala lu mel noonu parce que nit kilifa bu demee bay naan man du ma traître am na lu xew ci suuf loo xam ne wala lu mu waxtaan ak ay nit te nit ñi dégguñu ko bu pare imam bi tey problème bu mu posé CEDEAO posé ko dirigeant africain yi du problème bu complexe la ndax d'habitude ay crise yàgg nañ koo gis mais crise day nekk ay parti politique classique wala mu nekk ay rebelle wala mu nekk ay coup d'état mais moom bokkul benn ci catégorie yooyu ba pare moom waxul ne opposant la waxul ne dafa bëgg jël nguur gi wax na ko répété na ko dans tous ses discours que moom nguur gi intéressé wu ko lu ko intéressé mooy Mali daal di nekkaat Mali bu mu woon et cetera donc sooy négocier koo xam ne du xamoo li mu bëgg xam na moom xam na lu mu bëgg mais xamoo foo koy jaar waaw li mu bëgg ñoom li ñu bëgg wax nañu que waa ji tekki ndombal tànkam dem yoonam te ñoom nu mu tuddati président yi ñoom nee nañu bëgguñu décision bëgguñu imposer maanaam koo xam ne dañ ko élire démocratiquement ñu ne ko da ngay tekki sa ndombol tànk mais comment dénouer ça lan la. waaw mu nekk problème bu doy waar Cheikh li nga wax ni parce que man jàpp naa ne président yi fa dem médiation yi ñoom ci seen bopp en dehors des principes constitutionnels te li ñu teg am na lu ñu teg ci table bi loo xam ne dëgg la. IBK dañ ko élire réélire ko. démocratiquement. quoi qu'on puisse dire malgré nu mu téye nguur geeg yooyu noonu. mais président la dañ ko reconnaître que dañ ko élire tey ñoom suñu nangoo kenn ci seen i nattangoo. contestation am ci dëkkam. gars yi na fi jógee mais loolu day ubbi boulevard boo xam ne ñoom lu ñuy négocier yi ñoom seen bopp mun na leen fi bañ a bàyyi loolu benn genre mbas démocratique la boo xam ne xëy na tey su ko Mali ubbee ñoom du leen fi bàyyi dina def peut-être ay ravage yu gën a graaw Covid bi ci Afrique instabilité bu mag lay am donc loolu déjà problème la beneen bi mooy que imam bi généralement il faut nga am ay levier nga xool nit fan nga koy coincé wala kan moo mën a wax ak moom man jàpp naa ne xëy na suñu demoon ñu daal di gis shérifu Nioro bi nga xam ne dañ ko xaw a mel ni ko fàtte ci négociation bi wala ñu demoon am ci président yi bu ñu demee ñu yebal ci kenn wala ñaar ñu ne dem leen ngeen waxtaan ak shérif Nioro bi balaa ngeen di ñëw waxtaan ak imam bi du ñàkk ñoom suñu diisoo xaw ma ndax nañ continuer naan IBK dafay dem wala du dem parce que loolu mooy nëwu problème bi ñoom dañoo dépassé ay gouvernement d'union nationale ay quota bu ñu leen wax parce que feuille de route bu CEDEAO présenté bi normalement lu xel mun a nangu la presque 50% gouvernement bi nekk ñoo xam ne 30% opposants yi la 20% waa société civile IBK loolu su ko nangoo te nangu na ko moom dafa mel ni sax président boo xam ne voilà jëmm ji moo fi nekk rek waaye doole bi yoreetu ko mais loolu sax waa contestation bi nanguwuñ ko dañu ne na waa ji na daal dem donc la crise elle est profonde
te su fekkee tey li ñu nar a def visioconférence bi yaakaaruma lu extraordinaire mu rot ci. kenn xamul lan moo nar a nekk ëllëgu Mali. parce que imam bi tey dafa jëlaat leadership bi. dafa gën a am doole. et yaakaar naa ne tey lu mu joxoon Bamako soo moytul mu dagg. ragal naa ne su teggiwul tànkam situation bi dina doy waar. justement Barka lii fan la mën a yóbbu Mali. fu mu mën a yóbbu Mali mooy ci guute parce que su fekkee réew yi mu dendal yëpp. waaw parce que kenn xamagul dañu nekk ci situation bu inédite boo xam ne dafa difficile nit prévoir ne lii ak lii moom mooy am. li ma jàpp mooy su dee imam bi moom li mu bëgg ak ay ñoñam loolu moo am IBK daal di dem appel d'air la boo xam ne yaakaaruma mu yem ci. te lii yëpp lu ci doy waar mooy dafa am ay borom jàngat ñu nekk Quai d'Orsay ay français. di liggéeyee ministère des affaires étrangères bu mbas bi ñëwee. dañoo bind ci seen xalima ñu ne Covid bi soo moytul lu xawoon des as néew ci dëkk Sahel yi. ci seen problème gouvernance seen problème corruption. seen problème sécuritaire yi mbas bi dina ko yóbbaale. te ñu tuddee ko effet pangolin mooy rabu àll bi ñu jàpp ne moom moo indi mbas mi Chine. nit ñi lekk ko et cetera. noonu lañ ko tuddee. et ginnaaw bi ñu ko bindee ak léegi gis nañ ne presque mu ngi bëgg a dal Mali. sauf miracle IBK moom ay mbiram commencé na takk suuf. donc loolu su nekk naree am day laal Sahel bi yëpp et puis dina doy waar. dina metti. laaj bi mooy beneen bi gis nañ ko ci au même moment ki nga xamante ne moo nekkoon chef de l'opposition moom it kenn xamut ci lu ne ñu teg ko loxo est-ce que loolu du gën a envenimer situation. non seulement dafa gën a compliquer situation bi mais dafa bëri ay rumeurs yu am autour de moom li ñu ko teg loxo moom Soumaïla. am ñu jàpp sax ne peut-être quand pouvoir bi fële Mali am na lu ñu ci xam te nag ñu ko wax nit ñi donc dafa bëri ay rumeur ñu ko jàpp ñi mosu ñoo toog ba léegi ñu ne ñun ñoo ko teg loxo parce que da jàpp nañ rek ay jihadistes lañ mais jihadistes yooyu ñan lañ wala dafa am ñu leen mbubboo donc su fekkee président en exercice bi ci boppam nit ñi dañu ne na génn réew mi bu mu yoreeti nguur gi chef opposition kenn xam fal lañ ko lax dëkk boobu yaakaar naa ne nekk ci guuta mënul weesu ci situation bu ñu nekk. beneen bi tamit mooy gis nañ ko fii ci Afrique baxka leen ko waxee ay coup d'état même si amatu fi. mais ni peuple yi di jugee di soulever di contester légitimité ay nguur yoo xamante ne même si fal nañ leen gisoon nañ ko fële ca Burkina Faso Sénégal 23 juin amoon na fi ay mouvement même si mun bàyyi nañ Abdoulaye Wade mu dem élection nit ñi choisir est-ce que loolu du précédent dangereux pour Afrique de manière générale surtout Afrique sowu-jant bi nga xamante ni ñoo yam histoire. xam nga ñun chance bu ñu am 23 juin ñu fekkee ko couvrir ko xam ci coulisses yi lu bëri lu ci xew miracle bi mooy bi député yi retiré projet de loi bi am na benn groupe bu ne woon nañ dem pale ñu eggali mbir mi ñu génnee fi Ablaye Wade mais kilifa yi ñoom ñoo taxaw ñu ne leen déedéet ñun suñu problème projet de loi bi la woon mais comme retiré nañ ko nañ dem li maa ngi rappelé wu benn reportage bu ñu yónni woon suñu ndaw ñu dem def ko li ma frappé woon mooy ñi génnoon def 23 juin bi Dakar après nit ñi dañoo xëy liggéey. mu mel ni dara musul am que ñoom seen problème c'était une contestation ci Ablaye Wade li mu def su jaaraatee yoon ñu génne ko donc kenn jéemul déloger Ablaye Wade par la force mais Afrique est-ce que yeneen pays yi am nañ structure yu démocratique noonu wala yu mat bu toll noonu pour mën a méngale li nga xam ne seen yelleef la ak loo xam ne mën na basculer loo dëkk bi yaakaaruma dëkk yëpp am maturité boobu. jërëjëf Barka Ba ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax